jërëjëf Abdou Thiam mbokki jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média 8h jot na ba toftal ñeent fukki simili ak ñaar ñu yegg si nag ci seen émission penco noonu ko faral di defee saa su nekk ci antenne bi suba su nekk diggante altine ak ajjuma tey jii nag ñu fas yéene ubbi waxtaan bi ak ki nga xamante ni moo di professeur Daouda Ndiaye professeur nu ngi lay nuyu. Barthélémy maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokku auditeurs RFM yëpp. yow yaay chef département parasitologie bu faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur laaj bu njëkk bi gis nañu ne coow a ngi nii wër lii di vaccin yi ñu junj fii ci Sénégal rawatina bu Sinopharm bi d'abord sa kàddu gu njëkk lan mooy sa avis ci débat bi tey. waaw man sama avis bu njëkk xam naa ne du sax fi ñu koy xaare man dama ne d'abord débat bi war a njëkk. mooy utilisation des mesures barrières pour le moment mooy ku nekk sàlloo ci takk masque raxas sa loxo ak distanciation physique loolu mooy lii xew fu mu toll nii effectivement débat vaccin bi am na te du débat rek au niveau du Sénégal mais ci àdduna yëpp noonu la. te coow li bëri na ci am nañ information yi génn bu ci am bu ci amul du yomba leeral. li ci am solo bu am solo mooy. dafay am solo toujours ñu ne vaccin bokk na ci li nga xam ne jàngoro yu bare yi ñu fay jëlee ci àdduna. ba ci ñuy xeex. vaccin bokkoon na ci li ko faj li ko dimbali. maintenant Covid ñëwoon ak vaccin am na ñu bëri hypothèse yu bëri nit ñi teg nañ ko ci gaawaay baag ci leneen. ba gis nañu ne nguur gi dafa mel ni ñoom ñu ngi ci préparation pour jot ko ak leneen. ma ne pour xel yi dal. waaw li nga xam ne moom la ñuy digal ñëpp nguur gi d'abord ak ñëpp ñu koy xelal mooy coow bu jógee da ngay fexe waxtaan am ba convaincre nit yi parce que vaccin day loo nga xam ne lépp lu initiative boo nga xam ne pour prévention la yu ci bëri en général nit ki day fexe yow moom mu dem consentement mu def ko ci coobaru bakkanam mu ci xaw mu ni koy tuddee mais mooy ci moom mu décider daf koy def. te fekkente njëriñam la dañu yaakaar ne loolu nit ki war nañ ko waxal ba mu xam ko maintenant c'est pourquoi. man li may ñaax nguur ak ñi yor wàllu santé bi. ni ñu koy defee mooy ñu gën a yaatal waxtaan bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur ak ñëpp ñu ci seen xel màcc ñu waxtaan ba joxe information yu ci leer parce que comme ñu bëri ñu ngi soulever ay vaccin fii vaccin fële jël nañ fële et cetera. te amagul liñ ci leer donc dafay jar dans un premier temps dalal xel d'abord ñu nekk ci kër docteur ak ci wàllu science bi ba expliquer na li ci biir lépp ba ñun ñu comprendre. ñàkkul sax am lu ñu comprendre. mais ba yenn question yi nga xam ne soulevé na mu leer. mais problème bi mooy vaccin Sinopharm. balaa nga may dagg c'est important li fi may daaneel. y compris même ce qu'on appelle les relais communautaires xam nga feebar yu bëri bu ñu ko yàgg xeex ci Sénégal communauté bi ñooy ñi nga xam ne ñoo doon dem ci askan wi di waxtaan ak ñoom. donc ñooñu aussi dafay am solo lool muy relais communautaires yi muy bàjjenu gox yi muy ñëpp ñi nga xam ne yàgg nañu xeex ci feebar ñu expliquer leen dafa bu ñu ko defee ba xel yi dal lu bëri dina soulevé wu et puis comme gis nañu lu fi dal lépp daal ñu càmbar ko te xaw cee am dafa ci nànk rek. ba nga xam ne ëllëg du ñu am dara luñ ci rëccu wala du am dara lu ci bett. leneen it mooy vaccin bi ba yaa ngi koy junj léegi lépp na jëm ci wàllum communauté bi mais vaccin bi nga xamante ni moom ci la ñëpp yaakaar ngir mën a peut-être gantal feebar bi Sénégal vaccin Sinopharm am na ay doses yu nga xamante ne ñu ngi koy xaar waxtaan bi mu ngi wéy diggante autorités yi ak autorités yu Chine. mais ay xibaar fësal ne vaccin bi efficacité am 50% la tax ñu bëri am ci njortu gu xaw a ñaaw donte sax coordinateur POV dalal na xelu askan wi ne mën nañ ko utiliser ndekam recommandation OMS la fi mu ne nii lu ci sa kàddu bizarrement hier ñu gis PDG wu ak directeur général wu Sinopharm daal di tekki seen ndombol tànk ndax est-ce que lien bi mën nañu ko def. gis nga moo tax ma ne Bart day ñëwaat ci man gëm naa ne tant que defuñ ko noonu man gisuma ñu am solution par rapport à cette situation par rapport à ce vaccin. il faut comme bu fekkente ne yenn yi da ngaa dégg ñu la xaw ma nu ñu koy waxee ci yenn secteur ñu la déclassifier les documents et cetera. xam nga fi ñu toll nii lépp lu lu ci jëm d'abord dire que un vaccin yi am 100% dañ leen di wàññi benn par benn vaccin bu am 100% d'efficacité néew ma amul mais bariwul. donc les pourcentages varient. dafa am yenn éléments yu ci dem mooy est-ce que yooyu am pourcentage d'efficacité est-ce que adapté wu na en Afrique est-ce que conditions de conservation yi attan nañ ko yooyu day jouer est-ce que le prix et cetera c'est pourquoi je dis lépp c'est important document yi nga xam ne moo defar vaccin bi depuis bi ñu koy isolé
bu garab bi dugg ci fenn ñun lañ ci xam mooy dañuy indi document yoo xam ne ay kees parce que professeur docteur Daouda Ndiaye mu ngi koy wax démb ci antenne bi ne vaccin bu fi ñëw it dafay ànd ak documentation bi ci war yëpp. te du tee bu yegsee ñu càmbaraat. ban docteur Daouda Ndiaye la man la. docteur Mamadou Ndiaye laa bëgg a wax. Mamadou Ndiaye waaw d'accord donc c'est bien bu fekkee c'est le cas encore une fois bu ko ñi war a xam parce que am na ñoo xam ne boo eggee si ñoom di leen expliquer yeneen débat scientifique da leen koy gën a sonal. mais am na ñoo xam ne seen niveau scientifique toll na foo xam ne amul dara te li ci bëri jàng nañ ko fi ñu koy defaree noonu ñooñu amee xam-xam pour defar ko donc bu ñu gisee lenn li am na fu ñu koy teg fu leer foo xam ne dinañ ne lii ak lii la bu boobaa dina yomb même ñu scientifique yooyu communiquer ak sunu wax leen li ci am. mais c'est important parce que pour man bépp stratégie boo xam ne war nañ ko teg pour mu xeex mbas bi jamono ji c'est important maintenant il faut que ñi nga xam ne ñoo ko war a jëriñoo muy askan wi ñoom ñu gis seen bopp mooy lan pour dem ba nga xam ne benn lënt du fa am et je pense que loolu pour mu am. mooy encore une fois mooy càmbar bi mooy dema ci nànk pour que du ñu am lu ñu ci rëcc pour delluwaat ginnaaw. maintenant débat wu 50% 80% loolu peut-être que am na documents yi ñoom ñu koy firndeel mais au ministère. yooyu yëpp encore une fois bu ñu ko leeralee ba mu leer ak des preuves scientifiques ak surtout les documents encadrant ces vaccins. leur préparation je pense que coow lu bari dina jeex. parce que sinon rek dañuy bàyyi place polémique te bu boobaa kan mooy xam li ci am doo xam man mënu wax ne fi mu toll nii lii 50% xaw ma ci lu bari. parce que am na documents yoo xam ne bu dëgg jotee amaguloo firnde yi nga xam ne yow jot nga ko wala gis nga ko ci nga teg ko fu leer parce que li nga bañ mooy nga ne lii la tey bu subaa ñoom sax ñu ne leneen la. donc encore une fois. Pour moi, c'est le moment de discuter de façon très approfondie, avec sans exclusion, avec ñëpp ñu nga xam ne yaakaar nañ ne xam nañ ci dara yaakaar nañ ci dañ ciy laal ëllëg pour utilisation bi ou pas ba ñooñu seen xel ñu comprendre loo xam ne mu ngi ci parce que docteur bu lay faj bu la mënta expliquer bu xamul maladie bi du la ko mën a expliquer. garab bi su ko xamul du la ko mën a expliquer. Effectivement. Donc c'est pourquoi je pense que c'est important et ki koy jël également muy communauté bi dafa am ñoo xam ñooy waxtaan ak ñoom ñooy dalal seen xel. du docteur bi mooy les leaders communautaires mooy ñi nekk ci même jusqu'au niveau des postes de santé ñooñu nga xam ne bu feebar amee ñooñu ci la ñuy dem l'infirmier et cetera leader communautaire bi imam bi ce sont des personnes yoo xam ne aujourd'hui pour moi ils peuvent aider parce que ñu si bëri da ngay gis ñu xaw a dal toog seetaan bi lépp mooy parce que bëgguñu wax lu leen leerul. waaw donc communication bu dee am nañ ci associé ñëpp rawatina ñi nekk à la base. c'est extrêmement important jamono ji bu ñu bëggee yëf yi yomb je pense que et c'est le moment de le démarrer avant même parce que ñu ngi joxe ay dates yi nit ñi gis nañu ñi nga mars et cetera. moi je pense que c'est le moment d'initier ces discussions ba nit ñi seen xel dal ci parce que nit ki li gën ci moom je pense que bu ko comprendre rek war na mën a yomb. et puis surtout que dañoo nekk jamono boo xam ne ñëpp a ngi ciy wax fu ne ngay dégg lan moo ci am lu ci amul parfois yàlla rek a xam. donc encore une fois stratégie bépp pour ñëw pour man bu ñëw buy xeex pour liy dem ci c'est bien mais na nekk stratégie boo xam ne discuter nañ ko nit ñi adopté nañ ko nangu nañ ko mu leer et ñu encadré ko et encore une fois même bu ñu ko encadré il faut pas également Barthélémy ñu oublier une chose. Depuis que le débat de vaccin se pose, j'ai l'impression que le débat sur les mesures barrières dañ ko relégué au second plan. Erreur la. mesure barrière même bu vaccin ñëwoon bu gars yi d'accord lu mën a xewit mesure barrière yi moom port de masque lavage des mains buñ ko caaxaanee buñ ko xaal tege di côté rek. rawatina ci jamono ji. dañuy sonn rek mais résultat yi gëw mën dina am parce que ils le disent amul benn 100% d'efficacité fi ci vaccin yi. donc li koy mottali ñi dimbali ñoo ñu xam ne amuñu protection bi parce que dafa war a am efficacité am inéquité mooy lan war na baax également du lor nit ki. donc toujours même buy baax am na ñoo xam ne mënul baax ci ñoom parce que du am efficacité donc ñooñu li leen ci mën a dimbali mooy fexe virus bi dugg seen kaw du leen dugg mooy les ports de masque. Encore une fois, moi j'insiste et je veux qu'on insiste là-dessus, quelle que soit la stratégie qu'on mettra en place, il faut les mesures barrières. Et encore une fois, vaccin mën na baax ci beneen dëkk te du baax ci dëkk bii. et cetera vaccin mën na baax fii du baax fële même nit ñi ñu koy jël. Parfois am na ñu nga xam ne ñoo gën a réceptive en termes de personnes ñeneen ñi amuñu réceptivité boobu. parce que li ko lënt dafa bari. mais encore une fois pour man lépp lu ñu war a privilégier muy kër docteur muy askan wi nañu xool li gën ci Sénégal nañu xool li gën donc képp koy wax dara yow bu la leeral sa akulaay taala loolu noonu la. te mu leer na gëm ko boo ci xamul la wutal source bu leer ñu expliquer la parce que tey responsabilité weesul nga ne baax na te baaxul wala nga ne baaxul te baax na. donc il faut que aujourd'hui ku ci nekk ci ñun xam ne tu es devant l'histoire parce que ku ci nekk ci ñun ci rendre compte mooy li ngay def na nga ko def ci akulaay taalaay te yàlla rek tax nga koy def te nga xam ne ëllëg lu xew suba yow buñ la ne yaa fi waxoon lii wala yaa fi defoon lii di nga ko mën a justifier. te doo fi ñëwaat naan non c'est parce que si mooy lii nga wax ne la leer.
effectivement te ñu jiital intérêt askan wi. ñu jiital sécurité sanitaire ñu jiital également l'intérêt de l'État. mais daal dëggam polémique bi jóg na nii waxtaan bi faw nu tàmbali ko léegi laata ñuy vaccin wi di yegg su ko defee mu gën a leer ci gëtu askan wi. ala kulli haal pour man. solution bi pour toll nii foofu lay jaaree leneen lu ciy xew mu xew ci encore une fois c'est le moment discussion yi j'ai vu que le ministère est en train de communiquer. mais du doy communication du doy. effectivement parce que faut communiquer parce que nag en réalité nit ku ba jot l'information bi mu war a jot. beneen bu mu jot moom lay jël. te donc pour éviter ça que le ministère essaie en tout cas l'État essaie fépp fu information mën a egg ñu yeggale ko ba xel yi dal te xam ne intérêt bi mooy mbas bi jeex fii te li may bañ aussi ñu jàpp ne saa si baax na fële ñun ñu nekk ci leneen li nga xam ne peut-être que comprendre ñu ba mu rëcc ñu après ba ñu ko desee te loolu li gën. encore une fois nañu privilégier ku ci nekk ci ñun intérêt askan wi ku ci nekk ci ñun nga xam ne yaay sa docteur ku ci nekk ci ñun nga xam ne yaay sa ministère de la santé ku ci nekk ci nga xam ne yaay sa imam yaay sa prêtre et cetera ba li ngay def di ko wax nga xool intérêt sa kër mais également nga xool intérêt kër réew mi. d'accord parce que heure bi du heure divergence. du heure kii jaar fii kër jaar fii heure àndandoo la ñu bokk ndey bokk baay liggéey pour l'intérêt de ce Sénégal là. d'accord mais il faut que ñu gën a travailler à la base merci professeur nu ngi lay gërëm. jërëjëf Bart. jërëjëf professeur Daouda Ndiaye chef département parasitologie bu faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu ngi koy wax sànq communication bi faw ñu boole ci base bi maanaam relais communautaire yeeg bàjjenu gox yeeg ñi nga xamante ni am nañu kàddu te nekk ci au niveau de la base ñu boole leen ci su ko defee communication bi gën a jàll au niveau des districts également ña ca yëngu ñu boole leen ci su ko defee mbir mu gën a yomb ci ñoom ci ñi nekk si district yi bokk na ci liggéeykat yi les agents de santé te nekk ci collectivités territoriales yi ñoom nag dégg nañ ci ay kàddu yu jóg ne daal dañuy xupp ne boo moytuwul ndorteelu weeru février daañu tàmbali dem grève ndax dañuy bëgg rek ñu jox leen seen prime mu Covid loolee sax la ñuy waxtaanee ci ñaareelu pàccu penco bi ñooñu nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi liggéey joxe guñ leen seen prime tax ñuy yëglu ne boobu moytuwul daal bu ci autorités yi jàppul fileek ndorteelu weeru février daanu soobu cib grève dégg ngeen ci Sidya Ndiaye sànq jëm nañu jokkook moom waaye antuwul ba tax na ñu génneewaat li mu waxoon waa RFM démb tegalaat leen ku ngeen ko dégg. li nga xam ne mooy prime Covid xaar nañu depuis 6 mois ñu ngi xaar ñeneen ñi jot nañu seen prime te prime bi njiitu réew mi chef de l'État moo décidé dafa koy jox agence santé yëpp pour que ñun pour ndàmpaay pour que ñu gën a motiver ci xeex Covid bi parce que xam nga ne Covid bi nag ñun agence santé la ñu te ñun dañu confronté wu ci combat boobu parce que ñu bëri am nañu contracté sax maladie bi au nom de quoi ñuy tànn ñu def ku ma am ndey ku ma amul ndey ci gestion xaalis boobu te xaalis boobu fan la nekk kenn xamul fu xaalis bi nekk donc je crois que vraiment jot nañ ñu régler problème bu ñu ko réglé woon nag ñun duñu dellu ginnaaw na leer xooluñu ci Covid xooluñu ci leneen alal bi ñoo ko moom nañ ñu ko jox bu ñu ko joxulee nag danañu dem bu bu yow neex parce que grève bi du ñàkk parce que déposé nañu brève yi ñu ngi xaar 1 mois bi jot fii léegi fin du mois dana jot début février bi incha allah dañuy décréter mouvement d'humeur bi parce que dañuy yaakaar ne dañu bëgg a yëpp au moment où ñuy wax affaire fonction publique locale maanaam yemale ñëpp pour que véritablement agent collectivité territoriale yi nga xamante ne compétence santé compétence transférée la ñu jox ko collectivité locale te collectivité locale démembrement état la donc mënuñu nangu ñuy def xaj ak seen ci li nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu alal la alal réew mi la war nañ ci leeral mbir mi ñu xam ne moo tax man ma ne bu dee dañ koo guux nañ ko goxee situation bi dafa laaj ñëpp concentré wu xeex mbas mi mais situation bi laajul ñuy indi ay provocation yoo xamante ne day tax personnel bi gën a démotivé parce que prime bi njiitu réew bi dafa ko instauré woon pour motiver personnel santé pour que ñoom ñu jàpp seen liggéey mais bu fekkente ne prime bi léegi nekk na léegi prime de la démotivation mais bu boobaa ñi ko def ñi nga xam ne ñoo def liggéey boobu dañuy war a assumer seen responsabilité devant les populations sénégalaises. kaddu Sidya Ndiaye ma fàttali leen ko moom mooy président intersyndical bi ëmb travailleurs yi yëngu ci gox yi geek goxaat yi dégg ngeen ko ci turu agent de santé yi nga xamante ni dañuy sàkku seen prime Covid. ñu jox leen ko ndax dañu gis ne boobaak léegi nu ngi liggéey te jox guñ leen ci dara ñu jàpp ne dafa am xàjj ak seen ci mbir mi loolaa tax ñuy yëglu ñu ne nag ndéem déposé nañu préavis boo xamante ne ci njeexitalu weer wi lay jeex bu jeexee rek ñoom début février bu ci autorité yeeyul yàbbi ci ñu tàmbali grève loolee nag la ñuy waxtaanee mbokk yi ci ñaareelu ponk seen émission penco ci 88 628 14 14 88 628 14 14 ñu xaar leen ci ligne bi.
am gis-gis yu bees waa recherche gisee neneen na xeex bi dafa metti ni bis yàlla na ñëw africain yi ñëpp àndandoo gànnaay yi dafa bare te xeex bi dafa metti ki koy suuxat moo ko sooke ni bis besoo yi seetlu naa ko 88 628 14 14 ñu leen di xaarandi ci ñaxtu xupp bi nga xamante ni agent de santé yi nekk ci collectivité territoriale yi xupp nañ ko ne boo moytuwul daañu dem grève ci ndorteelu weeru février lanu bëgg mooy ñu jox leen seen prime Covid ñoom nag boobaak léegi ñu ngi nekk si mbir mi dégg ngeen ci sànq Sidya Ndiaye am na sax ci ñoom ñoo xamante ni jote nañu feebar bi ci seen liggéey donc ba tax na ñu bëgg nguur gi gën leen a bàyyi xel. looloo tax ñu déposé ab préavis bi fin janvier bi lay jeex début février ci ne ci la ñu ne daal bu ci autorités yi waxul daañu soobu ci grève Abdou Thiam amul kenn ci ligne bi ñu leen di xaarandi ci 88 628 14 14. Quatre-vingt-huit 628 14 14 allo. aywa Barthélémy na nga def. maa ngi fi kooku. kooku Amadou Digal Ba la. ah. Amadou Digal Ba. ah monsieur Ba. na nga def. mbaat doon. Mbada Tampal Selli. Mbada Selli jam tan kay Mawdum. Mbada Jambol fini toon. ah foofu laa yem nag. ah na nga def. ñu ngi fi rek Ba. ah ñu ngi leen di sant di leen di gërëm. jërëjëf waaw. di leen di ñaanal jàmm. ñëpp bokk. yàlla na jàmm nekk ci réew mi. amiin amiin. Barthélémy jàmm rek moo ñu jig. déedéet rek ba nga lancé léegi na nga wax ci problème grève santé bi. kenn génnewul. te soo waxoon tey politique. wala nga laal leneen. ku nekk yëkkati crédit am di woo. te agent santé yi ngay gis. c'est un des parents pauvres nit ñoo xam ne ñi dañoo taxaw guddi ak bëccëg. nekk ca kaw ga ci taxaw. nekk ci front bi nekk ci rixe bi. di affronter corona bi xam nga ñun pulaar lañ koy wax. kooku corona dafa të. soo ko tekkee ci pulaar dafa të. dafa të leneen li dama bëggoon gouvernement bi. mu xaw yaatal communication bi. Barthélémy da ngay foo ni. mooy li professeur Daouda Ndiaye doon wax sànq. waaw professeur Daouda ñu yaatal ko xam nga daaw dafa wax sensibilisation bi ñu yaatal ko. man dama bëgg a dégg ko tey ko Covid bi. mu ngi si biir béykat yi mu ngi si biir sàmmkat yi mu ngi si biir bénnkat yi te 100% yi dégguñ français ak wolof. nañu yaatal communication si wolof yi. dugg ciblé benn dëkk démb am na fa ma jógee. Covid bi mu ngi def foofu lu dara jaru. te téeméer su duggee man si sàmm yi laa féete. su duggee si sàmm yi te nit ñi duñu dégg lu ñu wax li lu si gën a bëri par exemple soo demee tey Bakel am ñoo xam ne soo leen wax kaay mu rey les wolof duñ ko dégg. kooku su fekkee dem na Covid dog la xamuñ lan la ñu mooy defee masque. xamuñu nan la ñu mais monsieur Ba bu mooy loolu xam nga si dëkk yu sori yi ay Bakel ak yooyu. yenn saa yi du ñu am rajo yi nekk fii ci Ndakaaru. te communication donc ñoom dañu war a appuyer wu également ci rajo communautaire yi maanaam rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox yeeg goxaat yi. ñu wax askan wi ci làkk ga ñu dégg. làkk ga ñu dégg nit ñi xam nan lañ mooy en tout cas. xam nga corona bi bu mu ñëwee. dafa ñëw dugg bu muy boobu ci période tàngaay. mënu dund si 45 degré.
léegi nag sedd bi ñëw na dugg na sàmm yi dugg na béykat yi te ñu si bëri da ngay foone rek ku dégg wolof ak ku dégg France lay corona di dal séeréer bi na corona du ko dal pël bi corona du ko dal joola corona du ko dal Saraxule corona du ko dal. donc il faut ñu wax ak ñoom il faut ñu wax ak ñoom ci làkk gi ñu dégg. waaw nañ yaatal communication bi si langue nationale yi wasalaam maa ngi lay nuyu di la gërëm. jërëjëf Ba 88 628 14 14 88 628 14 14 tey ma fàttali leen ko lu ñuy waxtaanee mu di mbas mi tax agent de santé yi ne boo moytul daañu soobu ci réew ndax dañuy bëgg tamit ñoom ñu fay leen seen prime Covid salaamaaleykum. aleykum salaam. kooku. waaw sëñ monsieur Fall. monsieur na nga def Fall. waaw Fall na ngeen def. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla na sant yàgg. si vous me permettez une minute rek. ma def si benn commentaire si intervention le professeur Daoud Ndiaye avant de revenir ci ce thème bi. oui. parce que c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup mais dañ leen di ñaan rek ñoom en tant que scientifique. seen débat scientifique yi. qu'ils le gèrent en interne parce que aussi xam nga day créer source de confusion ci la au niveau de la population. parce que population sénégalaise amuñu niveau de compréhension boobu. yaakaar naa li mu wax te muy dëgg mooy nañu insister sur les gestes barrières. c'est important. ñu xalaat ni loolu rek moo fi mën a jëlee mbas mi. dañu takk masque yi raxas loxo yi maintenant ay vaccin wak ces termes techniques là ça je crois que ça doit être un débat interne entre d'abord les scientifiques ñoom ñu gérer ba am consensus mu soog a génn ci population bi. wax ak ñoom ci ay termes yu woyof. yoo xamante ne dana neex a dégg. Voilà, moom d'habitude sax quand il intervient, il est très clair et il est très simple. Effectivement, absolument. Mais vaccin, c'est devenu vraiment un problème pour tout le monde. day tax ba indi ñëpp tout le monde est sceptique. parce que dañuy ragal dana def lii boobu buñ la vacciné dem nañ maintenant président moom la ñu war a jëkk vacciné tout ça débat yi moo koy indi. donc tout ce qui est scientifique rek ñu ñaan leen. comme ñu gérer ko en interne ba pare. après ñun la ca des nag ñu jox ñu ko ñu mën ko jël. donc leneen li nag concernant grève agent de santé yi dañuy ñaan le président de la République li mu ci mën mu def ko ci parce que c'est des gens yoo xam ne ils ont toujours été là. ba mu méttee ñoom ñoo fi nekkoon yana ki nga xam ni virus bi sonoon na leen am nañu si ñàkk seen bakkan donc dañ koy ñaan rek que débat bi waru sax di jug. ministère de la santé comme monsieur Diouf Sarr naka régler le plus rapidement possible. parce que mbas mii ñu gis ni day ñaan suñu borom mu jugee fii waaye nañ gëm ni rek du jugee gu fi suba. comportement yi des na takku masque bi des na sénégalais yi dem nañ mu nga xam dañ ko banaliser ñëpp ñu ngi ñàkk seeni waajur yi. dee yi bare na dañuy ñaan yàlla que ñëpp ñu am comportement responsable c'est important. il faut qu'on voit ñu responsabilité bi nekk fii. te man d'accorduma aussi si nit ñi li ñuy wax ay communication journalistes yi wax nañ ba sonn El Hadj Assane wax na ba sonn ñëpp wax nañu amul leneen lu ñu war a waxat. ñuy remercier RFM amul luñ ci waxul. je crois que lépp lu ñu wax rek dañ ko waxaat rek. lépp wax nañ ko waaw vraiment lépp wax nañ ko sensibiliser nit ñi wax nañu léegi nag problème de responsabilité la. ba pare Bart boo ma mayee ma wax fii rek. erreur boo xam ne amoon na ci dès le début dañoo teel a xamloo jeunes yi que affaire bu leen def dara. ça a été une erreur au début que jeunes yi daf leen di sa day ñëw laal leen tuuti après ñu jut dox seen gis nga loolu moo des ci boppu xale yi ba léegi. te loolu erreur boobu bu ñu ko dindi woon rek. te tey jii xëy na. moo ne day même su fekkee ne du def même su fekkee ne du def xale yi dara sax. xale mun na ko jël yóbbu ko këram jox ko ay waajuram. et on a vu des jeunes sax yu perdre leur vie. on a vu des jeunes yu perdre leur vie ndax virus bi. donc dañ ñaan yàlla rek Sénégal ñu changer comportement yi. xëy na nguur yi fi jiitu yëpp ils n'ont pas eu à former des hommes. loolu c'était important former un type de Sénégalais qui bu mën a permettre réew mi mu avancer. il faut que ñu changer comportement yi. absolument ñu leen di remercier si vraiment li ngeen di def. jërëjëf c'est important. jërëjëf yal na yàlla fay yal na yàlla fay. amiin ñun ñëpp ñu bokk amiin jërëjëf monsieur Fall 88 628 14 14 88 628 Abdou Thiam am na kenn salaamaaleykum. maaleykum salaam allo Barthélémy. waaw kooku. man la Ablaye Gounass. Ablaye woote Gabo. ok ñu ngi lay déglu Ablaye. ñu ngi leen di remercier vraiment. jërëjëf ci seen taxawaay. jërëjëf. bu dee état bi yoroon na leen xaalis. na leen fay. c'est normal.
bu dee yoroon na leen xaalis na leen jox. ñu mën a continuer ñu mën a continuer liggéey bi. ñu mën a continuer voilà. surtout ci contexte bi balaa nga ne naam neex fa. kuy bàyyi liggéeyam kuy bàyyi. jabaram bàyyi këram. bàyyi njabootam. di toppatoo sénégalais yi vraiment kooku war na leen état bi war na leen toppatoo. war na leen toppatoo bu baax a baax. aussi c'est vaccin bi. état bi dafa war a jël ay nit ñuy dem ci dëkk yi di wax ak nit ñi. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci Facebook yi ci kii di wax vaccin bi nii la baaxul boo ko vacciné doo mun a am doon daal ñu ngi yàq daal. loolu état bi moo ci war a jóg. bu leen jaarale sax ñu dem ci dëkk yi di wax nit ñi di wax ay faux la parce que état bi aussi dafa war a wax nit ñi. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi yàq rek lañ mën a. mu ñu defar. d'accord état bi da si war a jóg. absolument vraiment. d'accord jërëjëf Ablaye ñu ngi koy gërëm yaakaar naa am na ay xibaar yoo nga xamante ni dañ koy fësal yooyu nañ koy moytu ndaxte situation bi mayewu ko nañu déglu ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci mbir mi ñoom rek ñoo ci mën a wax lu leer loo xamante ni mën na dugg ci nopp doomu aadama salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku. Moussa El Bachir Seck. waaw monsieur Seck na ngeen def. Moussa El Bachir maa ngi wootee depuis Touba. depuis Touba waaw naka waa Touba. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. yàlla na sant yàgg ñu ngi lay déglu. waaw dama doon wax rek. naa avant may ñëw ci thème principal bi. jaar ci vaccin bi. ci vaccin bi. waaw ndax vaccin. depuis Mathusalem ba àdduna commencé ba léegi vaccin bi mos a ñëw. noonu nii rek la demee controverse la. ñii dañ koy gëm ngir bëgg a mucc ñii naam ba ñu ñëw mucc sax waaye da leen dul doy. su ko defee nag li gën ci loolu mooy sensibilisation. absolument. parce que exemple bi may jël bi gën a pertinent c'est au temps du colon. peste bi mu ñëwee Guet Ndar Saint-Louis. bi ñett bi ñëwee il a fallu que maam Seydi Hadji Malick dafa dugg biir Guet Ndar toog mais leen lii pour yéen la. ñekku bi mu ñekkoo wane exemple bi. nit ñi suivre ko. loolu moo xew njaareen tamit jël ko ci jamono sëriñ. donc kon li ëpp solo xam nga loolu c'est un leader religieux qui a sensibilisé. voilà donc kon leader communautaire yi muy religieux muy culturel muy képp ku mën di doon ba ci relais communautaire yi bu kenn bañ dugg ci sensibilisation bi. su ko defee nag autorité bi moom na leeral. waaw na leeral quoi parce que loolu mooy tax nit ñi seen bopp bu seen bopp ubbeekoo. ci loo xam ni seen jàmm la seen wér-gu-yaram loolu kenn du ko bañ. waaye bu mu lëndëm nag ndax boo xoolee maa ngi fàttaliku ñun bi ñu nekkee école primaire yàgg na ma la wax ni Touba la programme élargi de vaccination bi muy commencé dañ doon jàng sax ay taalif. ñu koy way dem ci kër yi ci périphérie bi maa ngi fàttaliku ñoon yéen jaboot yi xam leen ni ku nekkul sa doom ba sa doom feebaree doo ko mën a aar ci ay tétanos coqueluche rougeole. yow dafa demoon ba ñëpp xamati ko. voilà jàng ak ngas rougeole naan du ma rab du ma njuuma xeeb naa waxteef man maay ngas ñu naan ma rougeole. maay jàpp gone sóor ko tàngoor suy koy picc ci biir ak ci biti dinaa silmaxaal. boo ma rëccee ci sa ndaw ba ma jàppale ci sa mag dinaa rey bu gaaw a gaaw léegi nag loolu xam nga traité woon boo xam ne boo demee ci kër wax ko. kilifa gi bu ko digloo mu ne kii kat suñu ñàkkut seen ndaw buñ màggee bu leen ngas jàppee mën na leen rey. kon nañ ñàkku. donc man. yooyu yëpp ay forme de communication. la yu am solo non c'est des formes de communication surtout dans la communauté parce que affaire vaccin moom c'est l'affaire de la communauté. donc kon nañu jiital sensibilisation communautaire. li ci des nag muy thème central par rapport aux indemnités. prime yi nga xam ne mooy agent de la santé yi. prime Covid loolu xam nga tamit booy woote lu sérieux il faut sérieux gi nga jiitu ci. parce que mënoo wax ne ñëpp sérieux na ñëpp takku ci xeex bi. na ñëpp engagé wu ba pare ceux qui sont préposés au devant de la scène mooy ñi nga xam ne c'est les agents de la santé ñi nga xam ni ñoom ku feebar ci ñoom ngay dem. rawatina Covid bi ñuy réclamer ay prime fi ñu toll nii bàppale ni. c'est yu mel ni bu dee am toujours li nga xam ne préjugé la day gën di endigué wu.
tout ce qui est préjugé lépp loo xam ne ji jaaxal da koy indi ci xeex bi na ko état évacuer. bu ko état évacuer nag su ko defee ñu continuer di dérouler ñun ñi nga xam ne ñu ngi sensibiliser partout. nit ñi xel man dal loolu man kay du ma wax si ñoom rek waaye même entreprise sax liggéeykat bu xelam dalee rek day feeñ ca liggéey ba. voilà loolu la. donc y a plusieurs aspects yoo xam ne na ci état tenir en compte. absolument pour endiguer rek suspect yi ak yenn préjugés yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy am ci commune bi. d'accord jërëjëf monsieur Seck 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam Barthélemy. oui kooku. Ngom Dieye. Dieye waaw Dieye na ngeen def. ñu ngi ziar bu wér. jërëjëf ñu ngi delloo ziar Dieye. alhamdulilah xanaa El Hadj Assane Ba mu ngi si jàmm. mi ngi si jàmm waaw mi ngi si jàmm. waaw léegi daal man ci affaire vaccin yi laay wax. man daal li may ñaan état bi mooy. xam naa ni coow li moom bari na si vaccin yi. waaw coow li moom bari na waaye nag li may ñaan président daal mooy. bu vaccin yi ñëwee ak jàmm. maanaam na génn si télé bi. vacciné wu ba pare ak njabootam ma nga xam ñëpp gis nañ ko seen xel mën a dal. ñu dem assemblée vacciné leen nit ñi di gis seen xel mën a dal. ñu commencé que si hôpital yi. vacciné leen nit ñi di gis bu boobaa daal nit ñi ragal naan daal dinañ ñime waaye fekk defuñu loolu daal coow li dana gën a bari. non coow li sax bu wax amee rek coow mën naa bañ a am. ah non nit ñi moom fi ne mënoo leen a wax loo xam ni gëm nañ ko moom wax dëgg yàlla man dama lay wax ndax man maa ngi si mbedd mi tout le temps. mënoo leen a wax moom ba seen xel dal te gisuñu li ma la wax nii. foo li ma la wax moom ñu teg seen bët. d'accord. waaw loolu daal xam naa ne Barthélemy. il faut mu am loolu laa xalaat de boo amul yëf yi du gaaw a. nañ xaar vaccin yi yegg si rek incha allah. incha allah yal na ñëw jàmm balaa ñëw sax yal na yëf yi féete boor. waaw amiin ci kaw ñu respecté mesures barrières yi jërëjëf Dieye. jërëjëf Dieye professeur Daouda Ndiaye mu ngi koy wax sànq vaccin ak yooyu yëpp li gën a am solo mooy ñu sàmmanteeg geste barrières yi takk masque raxas loxo yi dandante yooyu moo ci gën a am solo moo gën a aay si virus bi buñ ko defee rek léegi ñu daan ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. na ngeen def sa man damay lépp tur bi nga baal ma. waaw acca lebal nañ la ko. waaw tey dafa am benn waay bu intervenir sànq li mu wax vraiment lu dëggu la. scientifique yi te ngeen bàyyi ñu gérer certains problèmes en interne. seen i biir lii nañuy wax yéen ñii la. parce que démb yow interroger nga posé nga les mêmes questions professeur Mamadou Ndiaye. mu détaillé li Mamadou Ndiaye wax démb. su doon kii daf ko dégg rek question bi nga posé du dévaler comme li mu dévaler. mais question bi nga posé moom leen nga posé kii yéen en général vraiment bëgg joxe information ak bu nga xóotal mooy tax ba itam yenn confusion yi di am nga baal ma nag waaw yéen ku leen attaqué ngeen mer waaye nag dëgg non du question attaque sax ay remarque la rek waaw ay remarque la voilà donc da ngeen di éviter su ngeen interroger benn scientifique te ñoom ñëpp ñu bokk liggéey bi alors ngeen posé waat benn scientifique les mêmes questions dafay indi ay problème parce que kooku xëy na déggul la naataangoom bi wax su ko defee question bi ko posé rek ci lay def wóolu na woon ni professeur Daouda Ndiaye su déggoon li professeur mais pourtant li mu wax dafa ne pour ñu bàyyi scientifique yi def liggéey bi war li muy sàkku kay ci nguur gi mooy ñu def une communication inclusive foofu la gën a insister ak tamit insister ci mesure barrières yi très bien loolu xam nga li mu wax mesure barrières yi foofu ngeen war a def yéen seen liggéey foofu day sëñ bi yàlla xam na ne ba mbas mi tàmbalee ba léegi ñu ngi wax ci mesure barrières yi lu ñu fi wax lu ne am na ku ko wax léegi li ñu fi wax lépp daanaka répétition la rek ci mesure barrières yi xam naa ko yéen a ngi góorgóorlu bu baax RFM ñëpp gërëm lañ leen sant leen Alaaji Assane yow Barthélemy yéen ñëpp wax dëgg yàlla ba affaire bi commencé léegi yéen a ngi ciy def lu ngeen man waaye nag allo waaw ligne ba dafa coupé Abdou Thiam fii la ñuy yem waaw kon boog sama technicien bi nee na ma fii la ñuy yem jeex na mbokk yi jërë ngeen jëf gërëm leen sant leen bu baax a baax gërëm professeur Daouda Ndiaye mi nga xamante ne mu ngi woon ak ñun ci ndorteelu émission bi gërëm ñi fi woote yëpp gërëm it ñi nga xamante ne ñu ngi toogoon di déglu lépp lu dëng ci wax ji daal ñu ciy jéggalu ndax wax moo ni mel li ñu yëkkati mooy fexe yëf yi tege ci yoon ba ku nekk xam la war ci xeex mi ñuy xeex mbas mi
professeur Daouda Ndiaye nag mu ngi koy wax sànq vaccin bi gaa am na solo waaye li gën a am solo ci virus bi moo di ñu respecter mesure barrière yi loolu du ñu tàyyi di ko wax ba mbas mi tàmbali ba léegi moom suba su nekk ñu wax ko ci antenne bile yaakaar naa ne ku ci nekk ci askan wi xam na lan mooy mesure barrière nan la war a def bu ko ku nekk defee mbiri boppam doon sa docteur bopp ni ñu koy faral di waxee léegi ñu daan feebar bi donc masque yi également professeur docteur Mamadou Ndiaye saa suy joxe point du jour da koy wax nañ koy sol na mu waree muur bakkan beeg gémmiñ gi yëpp loolu mooy sol bu normal bi donc loolu yëpp ay ponk la yoo nga xamante ni daal war nañu ko maîtriser la ca des nag jëm ci vaccin bi professeur wax na ko sànq nañu bàyyi scientifique yi ñu def liggéey bi bu ñu paree it yeggee askan wi li nga xamante ne moom la ñu nas te ñoom it autorités yi ñu fexe boole askan wi au niveau de la base relais communautaire yeeg bàjjen yu gox yeeg ñëpp ñu boole leen dem si dëkkaat yi gën a sori wax ak ñoom ca langue ga ñu dégg ndaxte Dakar du xëy na du ñëpp ay déglu rajo yi fii à l'intérieur du pays jaadu na également ñu dépêcher ay mission dem ci rajo communautaire yi ci gox yeeg goxaat yi mën a wax ak askan wa fa nekk ca langue ga ñu dégg ci la sensibilisation bi di gën a am solo jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom ne woon ci kaddu gi